asalaamaaleykum mbokku Sénégal yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew tey jii maa ñëwaat di waxtaan ak yéen ci message bi li ko waral nag mooy tolluwaayu feebar bi nga xam ne moom la ñu tuddee Covid-19 bi nga xamante ne ñëw na ci mois de décembre 2019 bi ñu génn nekk tey jii feebar bu law ci àdduna bi yëpp ba ñu tuddee ko pandémie waxtu yi may wax ak yéen lu ëpp téeméeri réew ak ñeent fukk te Sénégal ci la bokk feebar bi yegsi na fa lu ëpp ñetti téeméer ak ñeent fukki junni ci ay doomu aadama tey jii feebar bi dugg na seen yaram lim bi ëpp na loolu sax lii mooy li nga xam ne testé nañ ko feebar bi ba tey jii ci àdduna bi faat na lu ëpp fukki junni ak juróom ci doomu aadama kon muy feebar bu doy waar te it doomu jàngoro bi nga xam ne moo waral feebar boobu doomu jàngoro bu tuuti la ba ñu mënula gis ak bët te yëngal na àdduna doomu jàngoro la boo xam ne it seetul ku am kàttan wala ku ñàkk kàttan seetul réew mu am doole wala réew mu amul doole seetul borom barke wala ku néew doole yëngal na jamono ba tax na depuis lu toll ci ñetti weer adduna bi yépp ngi xeex te amalaguñ ko ab paj waxtu wi ñuy wax feebar bi amagul benn garab boo xam ne mën nañ ne lii moo koy faj borom xam-xam yaa ngi waxtaan docteur yaa ngi waxtaan waaye daal li ñu mën a defagum mooy la muy àndal feebar bi la muy indi ci ay mandarga dinañ faj mandarga yooyu kon Sénégal nag boobu ba léegi desul ginnaaw ci xare boobu ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne feebar bi yegg na ci ñoom fii ci biir réew mi ak ci àdduna bi yëpp di ñaan yàlla ñu wér ak jàmm docteur yaa ngi ci guddi ak bëccëg maa ngi encouragé tam ministère de la santé ak bu action sociale ministre bi ak mboole mi waa kër docteur yi nga xam ne guddi ak bëccëg ñu ngi taxaw ci di jàppale askan wi ngir delloo ginnaaw feebar boobule maa ngi itam di gërëm force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoom ñëpp taxaw nañu ngir indi seen wàll ci xare bi di gërëm itam doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñëpp tey jii nekk nañ ay volontaire di indi seeni ndimbal pour que Sénégal mën a gañe xeex boobu ñu tàmbali te di ko jëmale ci Covid-19 waaye balaa may sori dinaa sant bu baax askanu Sénégal ndax bi ñu tàmbalee xeex bi ba tey muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi citoyen kilifa politique yu opposition comme yu majorité citoyen de façon générale ñëpp taxaw nañu ngir ànd ci xeex boobu ngir delloo ko ginnaaw motuwaay yu bëree bëree jël nañ ko depuis bi ñu amee feebar bi fii ci biir Sénégal ci weeru mars le 2 mars bi ñu génn dañu naan nag fagaru moo gën faju moo tax lépp lu ñu jëloon ci ay dogal tax na ba tey jii mënuñ wax ne feebar bi dellu na ginnaaw dafa gën a jëm kanam ndax boo leen di seetlu le 2 mars la ñu njëkk a am cas bi fi ñëw ci Sénégal jóge bitim réew noonu waxtu wi may wax ak yéen tey jii lu toll ci junniy nit ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak benn nekk nañu ñu nekkoon ak ku am feebar bi ñooñu nag ñu ngi leen di fas yéene dugal ci ay hôtel ngir ñu bañ leen bàyyi rek ñu dem ci kër yi ak di wàll ñeneen loolu li muy wone mooy war nañu fexe ba ñu limiter dem bi ak dëkk bi ndax ginnaaw jàngoro bi amagul lu koy faj li ñu mën def rek mooy fexe ba mu bañ a yaatu ndax bu yaatoo ak ni muy wàllee dana dem ba kenn dootu ko attan mu daal di nekk musiba gu rëy goo xam ne
dinañu jaaxal te dinañu dépasser ndax réew yu bare yu ëpp doole fuuf Sénégal ci wàllu koom ak ci wàllu ay moyen yu kër docteur tey jii feebar bi dem na ba jaaxal leen ba tax na am na si ay réewu jullit yu nga xam ne ñi faatu lim bi bëri na bëri boo xam ne daanaka lañ leen war a defal bu nit bàyyeekoo dellu ci boromam mënatuñ ko def ndax feebar bi ak wàll bi nga xam ne mën na di ko wàlle loolu télévision yëpp wane nañ ko yeneeni réew ci tugal ñoom daanaka armée bi ci boppam ndax faatu yi bëri na bëri waay goo xam ne daanaka ñooy yóbbu cercueil ñu daldi leen lakk kon loolu musiba la bu ñu ñaanul yàlla ci àdduna mu yegg ci suñu réew loolu nag moo tax yéen mbokk Sénégal sukkandiku ci constitution réew mi ci article bi ñuy wax article 69 ak ci loi bi ñu jël ci atum 1969 muy loi 69-29 bi nga xam ni moom mooy wane bu jamono méttee wala njaaxle am wala jafe-jafe dem ba bëgg a ëpp loxo président de la république mën na déclarer état d'urgence moo waral tey jii ma déclarer état d'urgence jël décret ngir Sénégal diir ak fii ak jëmmi jamono état d'urgence boobu danañ ko doxal buñ koy doxal nag dana jox gouvernement bi ay jumtukaay yeneen yuy tax danañu mën a wàññi dem bi ak dikk bi ci diggante région yi danañ sax mën def li ñuy wax couvre-feu ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange réew mi danañu dox guddi maanaam bu ko 8 heures ci ngoon ba 6 heures ci suba maanaam guddi gi diggante 8 heures ci ngoon ba 6 heures ci fajar gi danañu interdire nit ñi génn ci biti loolu yëpp dañ koy def nag ngir bu bëccëgee itam même bu doon naam nit ñi danañ dox soxla yi ñu war a dem marché ñu war a daan seen doole waaye ñu def ko ci anam bu nga xam ne dana moytu daje bu ëpp bi ak maanaam rassemblement yu bari yi loolu mooy li nga xam ne moo ñu mën a fagal xam naa ni feebar bi indi na ay gàllankoor yu bare gàllankoor yooyu nag dem na ci koom dem ci entreprise yi dem ci suñu doom yi nekk bitim réew ñu tudde leen diaspora looloo waral ma jël ay matukaay yu am solo yoo xam ni benn danaa jël lu toll ci 50 milliards def ko ci njëndum lu mel nu ceeb wala dëwlin ak suukar ba ci meew jàppale ko askan wi ci jamono ji ñu nekk loo xam ne dinañ ko tàmbali fii ak semaine bi di ñëw mu nekk action bu gaaw boo xam ne dina law ci biir Sénégal waaye itam taxawal naa benn fonds boo xam ni dañ ko tuddee fonds bi xeex jàngoro ji ak li nga xam ne mooy jafe-jafe yi jàngoro bi indi jëmale ko ci koom-koomu réew mi fonds boobu nag ak li nga xam ne situation Covid-19 indi na ko ci réew mi toll na ci junni ay milliards boo koy xool budget bi boo ko xaajee ñeent benn xaaj bi la junni milliards la ñu fas yéene mobiliser pour jàppale entreprise yi fexe ba liggéey ñu bañ ko yàq ba kenn bañ a ñàkk liggéeyam ci ndax situation bi ndax xam ngeen ne lu bëri tëj na aéroport yi tëj nañu hôtel yi tëj nañu restaurant yi lu bare ñi nga xam ne aussi dañuy def ay spectacle ñu bare am nañu tolof ci seeni activité donc fonds boobu li tax mu jóg mooy mu jàppale koom-koomu réew mi jàppale secteur yooyu la dinañ jàppale itam suñu mbokk diaspora ndax ñoom ñoo daan liggéey di yónnee réew yu bari tey ji kenn liggéeyatul kenn génnatul sax ci biti kon daañu jàppale njaboot gi mooy la ma wax ci dund gi waaye itam daañu jàppale waa diaspora bi dinañ xool ministère des affaires étrangères nu muy liggéey ak ambassades yi ak consulat yi jaar ci daara yi jaar ci daayira yi
ak ci association villageoise yi ak ci ni nga xam ne ñoom noonu la ñu toogee ci diaspora bi ngir ñu indil leen ay ndimbal. ci wàllu ndimbal ba tey xam nañu ne entreprise yi amaloon nañu nguur gi lu bare ci wàllu impôt ba tax na impôt yi ñu jàll atum 2019 te ñu waroon ko fay jamono ji lu toll ci $200 milliards ci suñu koppar ñun nguur gi dana ko teggi entreprise yi ndax ñoom itam situation bi nga xam ne dal na leen ci wàllu feebar bi la presse bi tam bokk na ci secteur yi nga xam ne mbir mi laal na leen ba tax ñoom it dinañu xool ci yan anam lañ leen di mën a jàppale ngir seeni liggéey bañ a am jafe-jafe. bu loolu weesoo sama mbokk Sénégal maa ngi fàttali ni doomu jàngoro bii du doxal boppam di dem fu mu dem rek doomu aadama moo ko fa yóbbu tey jii maanaam nit moo am jàngoro bi ci biir yaramam mu xam ko walla mu ñàkk ko xam mu toog ak ki mbokkam toog ak ki xaritam toog ak ki ñi muy àndal di liggéey walla leen ko moo tax ñu ne ginnaaw amaguñu garab gi faj li ñu mën dem mooy wàññi yaatuwaayu feebar bi wàññi itam dox bi ak dajaloo bi lii moo waral ñu ne nañu limité te loolu àdduna bi yëpp noonu la ñu xeexee ndax boo ko defulee dana jéggi dayoo te bu jéggee dayoo kenn xamul situation bi te foogoon nañ sax ne du yegg ci Afrique waaye tey gis ngeen ne feebar bi mu ngi biir Afrique foogoon nañ ne du rey waa Afrique tey jii doomu Afrique yi ñuul ñu ngi faatu ci feebar bi kon nag nañu fagaru te it Organisation mondiale de la santé nee na bu ñu naagu walla yaakaar ne ku nekk ndaw feebar bi du la laal kon daal maa ngi ñaan ñëpp ñu yokk suñu fagaru fexe itam doomu jàngoro bi moom ñu yemale ko xeex ko ci niñ koy faje fexe ba bu ñu respecté lii ñu wax ci dem bi ak dëkk bi te état d'urgence bi dina si jàppale bu baax a baax am nañu yaakaar te ñu ngi ñaan di ñaan kilifa diine yëpp ñaanal ñu ci loolu suñu doxalee ni ñu ko waxee yàlla mën nañoo musal ci bi jàngoro kon nag maa ngi ñaanaat kenn ku nekk ci ñun muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy kilifa diine kilifa aada kilifa bu mu mënti doon nañu ñun ñëpp ñu jóg takku ngir ñu xeex jàngoro Covid-19 ngir sauver suñu réew sauver suñu njaboot sauver suñu askan sauver itam askanu doomu aadama lii moo doon ci gàttal kàddu yi ma bëggoon yëkkati jëmale ko ci yéen di ñaan yàlla génne fi bii musiba ak balaa ci Sénégal génne ko ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam